wàllu mbalit mi donc dégg naa li nga ci wax parce que à l'époque métti woon na trop booy dugg Kaolack entrée bi donc mbalit bi moo lay teeru moom moo lay gunge wax nga ci wàllu canalisation mais lamp yi ngi fi def na lamp yi dara baaxu ci la ne duñu waxee déedéet yan lamp yi moom Kaolack ndam leeree woon bi nga koy soog a def dafa leeroon nañ mais léegi moom lamp yëpp a fay lépp vous savez Mor waaw population bi dañu war a xam ne dafa am loo xam ne mairie moo ko def am loo xam ne du mairie bi mu ñëwee en 2014 ñu voté budget jël plus de 15 millions jox ko madame le maire Mariama Sarr ne ko lii pour sa oto la c'est véhicule de service la mu ne leen yàlla dimbale na ma man am naa oto donc xaalis boobu jël leen ko ngeen dugalaat ko ci éclairage public loo acte boobu la njëkk a def ñu jël lampe yi jëndee ko ay ampoule changé bi ñu defee ampoule yi quelques 3 4 5 6 mois yëpp yàqu mu ne leen non non lii mënu ma ko gëm lu tax lampe yi nga xam ne moom la ñu def yàggul dara mu yàqu pour lan ñu indi ay techniciens ñu xool ñu ne installation yi nga xam ne moom la Sénélec def moo yàqu moo vétuste donc lampe yi mënuñu am durée de vie ñu ne lan moo ci solution ñu ne léegi nañu wut ay lampe LED soo xoolee axe bi nga xam ne mooy route nationale bi axe bi jëm Medina Baye ak yeneen axe ay lampe LED lañ fa defoon mu leer nañ ñi ne boy parce que nit ñi dañ foogoon gàmmu gi rek ma lañ ciy def mu commencé am 1 an 2 ans mais malheureusement programme bi nga xam ne moom la Sénélec indi di jël fil yi di ko jaarale maintenant ci ron suuf si loolu moo déstabiliser réseau bi moom moo tax mu am ay parties yoo xam ne fay na donc du ci mairie du ceebare mairie li mu war a def na ko Sénélec maintenant ñoom ñoo bouleversé li nga xam ne mairie bi defoon na ko soo xoolee ci axe bi jóge ci pharmacie boulevard ñëw ba Jalañ ba ci canal bi soo xoolee diggante boobu du tàkk nga xool continuer dem ba jëm côté Médina foofu mu ngi tàkk lu ko waral parce que Sénélec moom moo ko def mais du mairie. lan moo tax laata ngeen di defar lampe yi foofu mu leen a prévoir ànd ak waa Sénélec nekk benn link boo xamante ne leer ne liggéey bi après day am suivi. ñun mënuñu ànd ak Sénélec moo mun a ànd ak ñun parce que Sénélec dafa am programme am boo xam ne moom lay def ñun ñu am programme bi ñuy def. programme bi ñuy def mooy soulager population bi te olof nee na képp koo xam ne da nga ko gis mu xiif raxasul ñëw lekk rek lay bëgg a dégg loolu soo ko ne xaaral mu duggi marché xaaral tuuti Sénélec pare xaaral non ñun def nañu li ñuy def ba pare Sénélec maintenant ñoom ñoo war suñu suulee seeni fil ba mu jàll ba pare ñu gaaw nag maintenant rétablir affaire bi parce que ñoom ñoo ci des su leen neexee ñu rétablir ko tey su leen neexoon ñu def ko démb su leen neexee ñu def ko barki démb su leen neexee ñu def ko ëllëg mairie bi en la personne de Khalifa Ndour interpellé nañ à maintes reprises chef d'agence Sénélec bi fii mu naan ñu tey ëllëg ci rajo laa nekk Khalifa Ndour est là il est vivant chef d'agence baa ngi fi il est vivant donc la balle est dans le camp de la Sénélec du affaire yi mairie Sénélec la route bi nga xam ne moo jaar buntu mairie jëm ba fële penc ma soo xoolee c'est la même chose même désagrément yi la ñu am. waaw même waaw mais bizarre lampe yi nga xam ne dañu ko war a defal mu fixé jàkkaarloo lampe yi dañoo mën gannaaw tali. waaw ma ne gisuloo problème gisuloo lampe LED yi ñu fa def. waaw donc li ma la wax la dama ne la programme bi Sénélec di def moo bouleversé yooyu mais yooyu bi madame le maire Mariama Sarr ñëwee dafa leer nañ ne boy madame le maire Mariama Sarr yemut foofu de dafa xam ne yooyu axe yooyu defar nañ ko ba pare mu ne léegi il faut que mairie bi def yeneen effort ñu xool ci budget mairie génne ci 400 millions jënd ay lampadaires solaires. moom la ñu def axe bi nga xam ne moom moo nekk fële nu mu tuddati Parcelles Assainies defaat beneen axe bi jóge ci rue Mérignac jalonné dem ba xaaxun dégg nga jël beneen axe bi nga xam ne moo jëm Cœur de Ville ba Coofak mooy lamp yu weex yi ñu sant ci yàlla aussi di remercier président de la République ak programme yi nga xam ne indi na ko ñu indiwaat yeneen à peu près presque plus de 1500 lampadaires solaires tàllalaat ko ci biir dëkk bi Kaolack ne boy gis na lu kenn mësul a gis Kaolack la ñuy gis man dama doon toog ci weeri koor bi di gis xale yi guddi ñuy football ça veut dire que éclairage public bi kon manqué wul. football boobu yëpp tamit lampe LED yi ñëw moo tax de. waaw mais yooyu ku ko indi. yi nekk ci national bi nii nga xam ne courant bi mooy tax mu fonctionne yooyu moom benn tàkkoot ci. waaw je l'ai dit dama ne lampe yi amul problème yi ampoule dégg nga amul problème yi lenn problème bi mu am problème de réseau la. parce que Sénélec ñooy defaraat seen réseau donc Sénélec maintenant ñoom ñoo war a intervenir à ce niveau madame le maire joxe na ay ordre yu ferme def ko c'est la même chose du Sénélec rek même ak ONAS da ngay xool tëli bi jaar boori police jëm marché tëli boobu lan moo ko yàq parce que ONAS moo doon def ay travaux
toj tali bi ndox mi ñëw ñu bañ defaruñ ko daw nañ ci ba sonn gis nga fi mu ne ñu ngi ko doog a baare di ko defar finalement da ngay foog ne mairie bi moom la mais du mairie bi am na parfois yenn ndox yuy couler soo xoolee boor yi soo passé juma keneen muy couler di dem ba garage Nioro di dem yooyu waa SDE la waa Sen'Eau la seen tuyaux yi dañuy toj au lieu que ñu defar ko dañ ciy daw ba sonn mais loolu du affaire madame le maire Mariama Sarr du ci ay compétence am nu mu tuddati les structures techniques yi nga xam ne ñoo fi nekk muy service technique yi ñooñu ñoo war a accompagner la mairie ci situation boobu mais madame le maire Mariama Sarr la mu war a def mu ngi koy def parce que mu ngi créer ay situation yu agréable pour nekk mettre à l'aise les populations kaolackoises donc moom li mu war a def mu ngi koy def leneen li ci des nag mooy état dafa ñëw pour accompagner ko service technique yi dépendruñ ci mairie service technique yi ci état la ñu ñëw ONAS mu ngi dépendre ci ministre de l'assainissement Sénélec mu ngi dépendre ci beneen ministère de l'énergie et des mines donc ku ci nekk dafa am ci ministère boo dépendre du mairie moo lay jox ordre du mairie moo lay jox moo lay wax looy def mais dañoo war a am un travail complémentaire suñu defaree ba pare ñun ñoom ñu gis ne am na benn désagrément bu fi am oto jaar na fa toj dara immédiatement dañoo war a daw ñëw defar ko mais waruñu ko bàyyi muy couler di dem di yàq liggéey nit ñi ñu naan mairie bi nii mairie bi naa bés bu jot nga dégg ci rajo bi nit ñi di yuuxu mairie bi parce que dañoo xamul. bon mais xam nañ am na ñoo xam ne xam nañ am na ñoo xam ne xamuñ devoir seen devoir yéen seen àq ak seen yelleef mooy ñi nga xam ne xamuñ ñu ngeen xamal leen. mais justement sànq yaa ngi may wax ne problème mu tali bu toj xoolal tali lew na bii ba mu tojee ba déviation bañ ko defee defar waa ONAS seen kii bi ñu def buntu police centrale tali bi jaar ci buntu jumaay lew na ñaseen ci ma nga toj ba tojaaroo fu mu nekk ak nawet bi day gën a pur nit bi am fu jaar oto yi fu jaar te loolu ci nu mu tudd maire bi la bokk. justement ñun liñ ci waroon a def aussi def nañ ko c'est la même chose ak li ma lay wax bi ñu ñëwee ak Promoville ñu signé ak ñoom ay protocole ñu jox ñu ay kilométrage yoo xam ne ay tali la ñun ñoo choisir defar tali boobu moo jaar bunt morgue bi dem ba lew nañu seet ñu defar ko réseau ONAS bi nekk buntu police toj ñu dévier camions yi di jaar foofu ñoo ko yàq mais route boo xam ne ba fii ñu toll nii ba moment bi ñu taxaw mairie réceptionné gu ko ça veut dire que entrepreneur bi nga xam ne moo koy defar ba léegi ci ay loxoom la nekk ci responsabilité am la nekk parce que mairie dafa fay entrepreneur bi ñu fay ko ba pare mu def li muy defar ba pare avant ñu koy réceptionner ñun problème am ñuy dévier camions yi foofu mairie waxul camions yi nañ jaar foofu ñi leen dévier ñoo leen fa jaarloo mu yàqu léegi nag entrepreneur bi nga xam ne mairie réceptionné gul ouvrage boobu mairie mënu cee def dara ñu ngi déglu entrepreneur bi waaw moo tax dinañ ko comprendre ñu ko déglu léegi dinañ ko comprendre tu as bien fait de nous poser la question communiquer nañ ci wax nañ ci c'est-à-dire que information nit ñi aussi ñoom ñoo war a gëstu di dem vers l'information xam nga mairie mënul nekk di liggéey ba pare ak ku wax benn baat mu tontu la c'est pas possible ñun dañuy bàyyi nit ñi wax parce que ñun suñu devoir maintenant mooy suñu ñëwee ba ci cëppaandaw ga ñu présenter nit ñi bilan mais waruñu leen présenter discours bilan bu concret lañ leen war a proposer moo tax ñun ci liggéey lañ nekk ñiy wax nañ wax ci liggéey lañ nekk gis nga soo xoolee clair de lune weer bi dafay génn mu leer nañ xaj yi nekk ci suuf di mbaw weer wi est-ce que dana tax weer wi taxaw weer bi dafay continuer son bonhomme de chemin donc ñi fi nekk di mbaw madame la Mariama Sarr ni liggéeyul deful non terewul madame Mariama Sarr mu ngi continuer di def ay réalisation te loo ma ci laaj tey dinañ ci duut baaraam ba nit ñi xam ne madame le maire Mariama Sarr mu ngi liggéey. jërëjëf mbokk yi kon nag ñu am mbégte contentement bu baax comme ni ma ko waxee sànq rek dalal ki nga xamante ni moom moo di Lamine Ly nekk responsable politique yor kàddu ki nga xamante ni mooy jaraaf dëkk bi di madame le maire Mariama Sarr ñu am mbégte contentement dalal ko suñu mission daje bi sur la 93.1 ngeen mën a jokkoo ak ñun 77 574 00 22 képp koo xamante ni bëgg nga bokk ci émission bi am laaj yooyu laaj wala contribution booy def jëmale ci kàddu yi nga xamante ni Lamine mi ngi koy yëkkati mën ngeen di woo ci 77 574 00 22 ay ci wàllu ba léegi ñëw na ci tali yi mais tali yi ci laa yemani am na yoo xam ne compétence su maire la am na yoo xam ne compétence su mairie bi la ci tali yi ci biir dëkk bi nga xam ne ay route secondaire la Kaolack amul benn tali bu baax. waaw loolu dëgg la ñun bi ñu ñëwee dañoo fekk cartographie routière bu Kaolack yàqu carrément am na tali yoo xam ne da nga dem ba nekkatul tali dafa dem ba nekk mbedd comme ay rue d'Alwa ak yeneen yëpp ba léegi ay tali bi nga xam ne moom moo jógee épicerie de France jëm marché géej tali yeneen madame la maire bi mu ñëwee dafa ne damay def ñaari étape benn étape bi mooy tali yi nga xam ne ñoo fi nekkoon yàqu duma leen taf-tafee fatt leen déedéet comme ni nit ñi daan def rek fii am na pax nga fatt ko déedéet dama koy xolli ba mu set wecc
mu commencé ko ci bretelle bi nga xam ne moo commencé ci station bi nekk route de Kahone jaar biir abattoir génnee ji garage Nioro ñu defar ko ba pare boole waale ci assainissement parce que madame le maire ni muy defaree tali ak ñi nit ñi daan defaree tali du benn ñun tali bu ñuy defar dañ ci boole assainissement def ci canalisation permettre sax population bi ñu ciy branché nga xam ne ndox yi day dem soo xoolee côté abattoir ba léegi travaux yi ñu ngi dem mu jóge foofu ne Rue Mérignac bi ñu ñëwee aussi dañoo fekkoon mu nekk tali bu vétus moom moo ko defar ba mu génne ji xaaxun te ku nekk gis na loolu bi mu kiyee mu ñëw ne Koundam problème bu doy waar boo fa amoon benn femme moo doon accoucher tali bi baaxul amul ay lampe amul yoon taxi boo wax demal Koundam mu bañ yéen xam ngeen ko fi ngeen dëkk ci Kaolack Koundam nit ñi demoon nañ sax ba foog ne ku fa dem timis ñu agressé la. waaw donc loolu madame la maire bi mu ko yëgee ndeke xale bi da doon accoucher amul lu ko yóbbu ñu teg ko ci Jakarta doom ji loru madame la maire Mariama Sarr wax ci ak Baboy Lo responsable la mu nga Koundam ñëpp xam nañ ko. mu ngi yëngatu ci mouvement sportif mu wax ci ak Baboy Lo Baboy expliqué ko confirmé ko mu ne bés ni ki tey kenn dootul amati doom Koundam di yéeg Jakarta mu dem ci Ablaye Diouf Sarr mu indil leen ambulance Koundam am na ambulance mu jël tali bi defar ko ba mu ne boy tali ñaret waa daral yi dañ maa oo ne ma Lamine mu ne ma gërëmal ñu madame le maire parce que ñun dañ daan ñëw di jóge daral di dem Seras pour defari suñu gàtt yi wala en tout cas di uti ay nag wala leneen mais dañ daan sonn mais léegi da ngay ñëw yéeg tali bi jaar buntu kër Mariama Sarr jër cœur de ville wëlbati ko dem ba Koundam doo jaar ci suuf. mais tali Koundam nag dafa tagga tembe parce que lamp yi ñoo ko defar ba ne kii mais dara takkul. lamp yaa ngay tàkk lamp yaa ngay tàkk lamp yaa ngay tàkk. demal nga xool ko bu baax a baax a baax lamp yi am na partie yoo xam ne dañ ko defar temps yële passé xam nga gars yi dañuy ñëw dem nañ fa di vérifier gars yi dañuy ñëw. di gis tali yi nga xam ne dañoo wét moniteur yi nga xam ne ñooy def auto école ñu ci bëri fa la ñuy defee entraînement di jàngal seen étudiant waaw ah keroog dem nañ fa gis koo xam ne dafa mbëkk benn potu lampe donc il faut que aussi population bi xam ne su nit di defar ñoom it dañoo war a discipliner di ko aar mais di arrière wala en tout cas di def dara ba mbëkk benn lampe solaire lampe bi weng wala mu daanu problème lay am na benn camion bu ko def fii ci boori cimetière yi daane suñu benn lampe ba pare daw fii boori police defoon nañ ko fi donc il faut que population bi ñu ngi leen di invité heure bu ñu giseetee benn oto boo xam ne dafa laal dara ñoom ñooy téye oto bi parce que suñ ko fa fekkee dana ko defar parce que tali bi fi mu nekk ak oto bi fi mu war a daw du benn oto su laaleel potu lampe rek oto moo ko fekki parce que potu lampe di bouger donc madame le maire Mariama Sarr li mu war a def mu ngi koy def mais il faut que population bi aussi disciplinée il y va de même. c'est la même chose aussi ci wàllu canalisation bi da ngay xool ñu naan de curage chaque année nga curé mais soo ñëwee di curé nga fekk benn matelas éponge ñu def ko ci biir ci biir. c'est normal parce que su du curé canalisation kaw la ko dañ ko war a tëj. waaw pareegu ma may ma damay bañ nga indexé ñi nga xam ñooy jël matelas wala coiffeuse wala. waaw mais bu leen encouragé bul wax c'est normal non ma ne déglu ma pare bu leen encouragé matelas bu yàqu. place am du canal mbalit boo bale place am du canal xar bu dee place am du canal sa bool bu yàqu place am du canal donc waaw dama lay waxal mun nañ ko def feneen parce que ñu ngi jël mbalit mi dégg nga bul wax ko ab yaay nampement nit da ngaa war a discipliner mais nag malgré tout suñu curé dindi ko madame le maire a compris que la seule et unique solution alternative et définitive mooy ñu tëj canal bi alors ñu signé ak PACASEN nous avons signé un protocole d'accord ak PACASEN pour canaux à ciel ouvert yi nekk Kaolack yëpp ñu tëj ko déjà identifié nañ maître d'ouvrage bi AGETIP ñoo ko war a defar ñëw nañ sur le terrain xool nañ ko donc canaux yi nga xam ne ñooy domaine yi mairie Kaolack yëpp dañ leen di tëj et ça c'est clair et c'est acquis signé nañ ko ak waa PACASEN ñoo ko financé ah AGETIP ñoo ko war a defar mairie moo ko war a superviser donc tout est clair tout est limpide nañ ñu may tuuti ñu tëj ko mais ñu ngi leen di invité aussi avant suñu buggee ndox mi bu mu dugg ci seen kër nañu fexe nag loolu aussi buñ ko defati di sànni ay yuñ fa warul a sànni su ndox mi bloqué ñu commencé di yuuxu ndox maa ngi dugg suma kër donc ñi nga xam ne ñooy riverains yi ñooñu ñoo war a sàmm canaux yi ba kenn ku fa ñëw di fa sotti dara ñu bañ parce que mairie mënul nekk mairie police mënul nekk police ah
gendarmerie nekk fi mu nekk ñu mun a contrôler territoire Kaolack yëpp ba nga xam ne su nit defee dara ñu yëg ko il faut que population bi ñooy nekk une population attentive di aviser à temps utile suñu gisee ku def loo warut a def ñu aviser mairie aviser police wala en tout cas aviser sax délégué de quartier bi nga xam ne moo leen gën a jeg su ko defee ñu tirer ci les conclusions ku ko def ñu sanctionné ko soo sanctionné benn ñaar ñett du demat dootul kii poubelle yi da ngay xool poubelle yi ñu def njëkkoon a def dañoo toog même kubéeri égout yi da ngay gis guddi gars yi di ko jël di ko yóbbu feeraay di jaay am na poubelle yoo xam ne yu ndaw dañ ko daan wékk ci lampe yi ci route nationale bi dañ ko faa gisatuloo ko fi su fekkee nag lu nit ñi defar Kaolack waaye yàq ko waxuma la Mariama Sarr mais Kaolack yëpp suñ taxawee du defar sax du sotti donc il faut que nit ñi am fibre patriotique fibre de citoyenneté ba xam ne su nit ñi di defar ñoom seulement ñoom dañoo war a defar suñ defarul buñ yàq nañ bàyyi ki war a defar kon defar Kaolack waaye yëpp ñoo war a defar parce que Mariama Sarr mooy maire mu ngi mel ni nga nekk ilimaani jàkka ilimaan soo ñëwee ci jàkka ji soo jiitoo rakkaa yi loo def soo sëggee dañuy sëgg soo siggee dañuy siggi dañ lay toppandoor ci li ngay def kon nag loolu mooy li nga xam ne moom la population bi war a def su fekkee Mariama Sarr mu ngi liggéey nañu liggéey ànd ak moom di defar parce que tubaab nee na qui danse plus rapide que la musique tu danses mal donc ñoom dañoo war a ànd ak madame le maire Mariama Sarr accompagner ko koo xam ne gis nga ñu def poubelle soo naanee mbuus nga dem ba poubelle bi nga sotti ko fi soo fekkee da ngaa lekk sandwich wala leneen nga romb poubelle def ko route nationale bi yëpp poubelle la léegi mais malgré tout chaque jour dañuy bale tali bi mais soo xëyee da ngay fel ni musuñ koo bale donc il faut que nit ñi aussi discipliné donc affaire bi du Mariama Sarr kese il faut que nit ñi aussi discipliné moom mu ngi def li mu mën mais nit ñi aussi nañ ko ci dimbale. jërëjëf kon donc loolu leer na discipline moom la ñuy éviter képp kuy Kaolack waa donc wareef la ci képp koo xamante ni yaa ngi dund rek nekk ci gox bi donc contribuer ci def sa wàll pour gox bi set en parlant de set tey ci seen programme limal nga ma li nga xam mooy tali yi fi nekk am na ay leeral yoo teg sama loxo concernant tali secondaire yi nga xam ne ci biir ville bi. non ay tali yoo xam ne sax am na ay bedd yoo xam ne musul am tali. waaw. Mariama Sarr bu ngi fay def tali. loolu laa bëgg léegi dama bëgg durant bi ngeen fi nekkee ci seen mandat ba léegi madame la maire bi mu fi nekkee ci mairie bi nekk maire Kaolack lan ak yan tali la fi jot a réalisé loolu laa bëgg nga limal